ci jàmm mais ku ci nekk yaa ngay xool noo wonee sa morom ni ko ëppoo ma doole lépp xëy na du loo xamante ni moom mooy gënal askan wi mais kenn ci ñoom jamono yi taxaw ci loolu. man li ma gëm moo di affrontement ni ñu ko yaakaare du am parce que gëm naa ni acteurs yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na sagesse boo nga xamante ni moom ngay doxal te li am solo moo di ñu xam ni tey Sénégal ci boppam la àdduna yaay yëpp di xool te ñu di leen fàttali ni vitrine démocratique lañu te ñoom ñoo ko liggéey ndaxte acteurs politiques yi ñoo fi nekkoon depuis 1980 ba nëgëni si di liggéey ci processus de démocratisation bi ba tax Sénégal doon exemple bu Afrique yépp di roy du tey la ñuy yàq li ñu liggéeyoon démb surtout président Wade man gëm naa ni dina dellu si ci décision marche boobu orienté ko jël beneen décision boo nga xamante ni dina mën a doxal politique am te du doon affrontement ni mu ko laajee ni mu ko bëggee ca place de l'indépendance parce que dina dellu si waat ci principe bi gëm naa loolu diggan ngoone te jigéeni Sénégal ci boppam moo leen ñaan ci sama kàddu ñoom ñëpp ñu delloo si seen xel président Wade na delluwaat jaajuwaat ñu xool président moomu ndax suñu ndaw mi ngi ci këram jamono yi xool xëy na du ñàkk woote boobu ngay woote am na ñeneen ñu cay dox tànki jàmmam déet Cheikh Tidiane John Cheikh Tidiane. Adja Ngone. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. jamono ji maître Abdoulaye Wade ak i nitam foofee dugg ak génn ba ñanga ca wala lépp a ngi ni tekk waxtu yi ci këram. waaw bi ñuy dooree rek si tekkaaral la woon waaye jamono ji dugg bi ak génn bi fës na lool ki ñu ci njëkk gis ñun moom mooy kii di maître Amadou Sall moom mu ngi yegg si di 11h tegee 54 minutes ñu teg ci daanaka ñaar fukki minutes kii di Joseph Sarr nekk tête de liste bu département bu Dakar bu waa PDS moom ñëw moom nag tamit bu mu yegsee dugg na ci biir ndax jéem nañ ko intercepté laaj ko lan lañ mën a jàpp ci mbir mi mu ne non moom xamagul lan moo ne ci biir waaye nañ ko may ab diir su duggee xëy na dina génn waxaat ak ñun loolu daal moom moo nekkoon tontu bi mais dugg bi ak génn bi mu ngi fës ñu ngi dem di ñëwaat ba bi benn waxtu di waaj jot maanaam 13h moins 1 minute ci la kii di Diop Decroix moom tamit daal di agsi moom tamit daanaka presque même réponse bi sax la ñu servir ndax dafa ne woon bëggoon na wax ak ñun waaye dañ ko ne daal yegsil ba xam lan la ñuy nasaka noo ci biir donc pour wane que fii nii calme plat moo fi nekk su weesoo dispositif sécuritaire bi nga xamante ne ci ñaari catu koñ bi benn pick-up moo taxaw ni ci sama loxo càmmoñ ci sama loxo ndeyjoor nag yeneen ñaar mu nekk dispositif sécuritaire teewul nag militants yi ñu ngi dugg ak a génn am na sax ñoo xam ne ci ñoom ñu ngi commencé demaat ba nii ñuy wax commencé nañu indi seeni ndox mais nit ñi daal léeg-léeg ñu ñëw léeg-léeg ñu dem. mais on sent un peu quand même la tension wala ça va pour l'instant. non pour l'instant non parce que dañu ne waxoon ne convoi bi nga xam ne moom la maître Wade wala boog caravane bi mu doon def ci biir dëkk bi ñoom ñu ngi ñibbi ci 5 heures du matin parce que nag démb étape bi moom mu ngi jóge woon fi nga xam ne moom mooy Kolda jaar Koungheul ñëw Kaolack après mujjee fi nga xam ne mooy Joal Fadiouth foofu ay vers 2 heures du matin la fa bàyyeekoo pour wutali si fii si Ndakaaru donc loolu moom moo tax ba léegi daal dugg bi ak génn bi mun nañ ne ay responsable ay kàngam yu bokk ci kii bi rek la mais militant ak sympathisants yi ñëwaguñu donte nag ñu ngi indi seeni ndox ak gis nañ benn oto benn pick-up bu indi léegi ndox commencé ko kii ce qui veut dire que fii ak ci kanam tuuti mbooloo mi xëy na dinañ ñëw for nañ nag ci wewu béy ne à partir de 14h30 15h30 ci la maître Wade nag fas yéene génne fii wutali fi nga xam ne moom mooy place de l'indépendance. ma ngoog Cheikh Tidiane John moo ñu koy toppal gërëm ko moom ak suñu yeneen ndaw yi nekk ca terrain bi 15h30 la war a génn moom président Wade di jëm place de l'indépendance takk der yi ci dispositif sécuritaire bu am solo ña nga koy xaar yaa ngi doon woote yaakaar nga yi ci sa njortu gu rafet lañ ko mën a wax parce que sur le terrain li ñu gis waneewul noonu ni xëy na la ñu cay tiit du ci am. Ngoone encore une fois diggante xàcc ak door yiw yàlla xaj na fa man dama gëm loolu gëm naa ni daje du am comme ni ñu ko yaakaare waaye damay dellu siwaat rek di wax ne tey jii li nga xamante ni moo waral lii mu di problème mu carte yi dafa doon problème boo nga xamante ni bu doy waar la ñëpp la bett citoyen yi yëpp la bett tey jii
gëmoon nañu ni. kon yow séntu ci woon ni waxtu yaay 3 ou 4 jours des élections mu am yi kenn séntu ko woon nag ni yaakaaroon nañ ni day am ay desi benn ñi nga xamante ni dañoo tàmm nelaw ba bés ba ñu dem jëli seen carte rek ñooy des ay benn waaye ministère de l'intérieur déclaré ne carte yi presque plus de 30% kenn mënu ko livrer. kenn xalaatu ko woon wante nag. dogal jàpp ci ñenn ñi ni ñu xalaatee ni xëy na ci seen responsabilité parce que am na ñoo xamante ne sax ñu ngi laaj mu démissionner parce que plus de 50 milliards mu indi coow lii yëf yi sottiwul am na ñu gis ni la responsabilité du ministre est engagée ci wàllu. waaw loolu ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifay réew mi dinañ ko waxtaane ndaxte dogal boo gis dafa am nun ko fu mu jaar waaye man li ma gëm moo di démocratie ak jàmm. amul njëg du 50 milliards du 100 milliards yu ñu ciy def loo nga xamante ni war na noo jaral tey jii ñu mettre en péril suñu stabilité suñu paix sociale quel que soit li mu jar loolu amul solo parce que démocratie ak jàmm amul njëg nañu fàtte alal ji nga xamante ni defoon nañ ko te ci ñu wut pexe te ci pexe yooyu yaakaar naa ne ci la président de la république jëlee cour suprême ni leen jàppale cour constitutionnelle ni leen jàppale wax leen ma lu may def parce que li mu proposé pour man wut solution la parce que il faut que ñu wut solution. d'accord nga ci jël permis yeneen carte d'identité carte ya. d'accord naa ci ñu encadrer solution bi nga xamante ni proposé na ko képp koo nga xam ne bindu woon nga ci liste électorale bi nga mën a jël pièce d'identité boo nga xamante ni par consensus lañ koy jàppee nga dem voter wante li ma gëm moo di itam diggante bi waxtaan war na fi mën a am et loolu itam damay appeler tous les acteurs politiques toutes les parties prenantes ñu toog jotaay parce que waxtaan weesagul pour ñu am consensus ci loolu et même bu cour constitutionnel bu waxagul ñu aider ko à ce que acteurs yi am consensus. et loolu kon président wala kenn war na mën a woo. gëm naa ne président war naa mën a woote waxtaan weesagul ñu am ci consensus. ngir nit ñi mën a voter ci carte yi ci récépissé ak li nga xamante ni consensus bi d'accord nañ ci pièces yi nga xamante ni d'accord nañ ci pour dem voter ko parce que loolu mooy indi jàmm te mooy jàmmi Sénégal di jàmmi acteurs yi yépp ndax processus bii nga xamante ni dugg nañ ci il faut que ñu génn ci ak jàmm ak dal li am solo moo di waxtaan paasewul man gëm naa ni président de la république war na mën a tàllalaat loxoom société civile bi. en tout cas ñun loolu la ñu gëm ñu waxtaan amu fi. est-ce que yéen a ngi ciy dox tànku jàmm. ñu ngi ciy dox tànku jàmm. tey jii la ñu gën a taxaw suñu tànku tubéy ci loolu pour que jàmm am diggante bi suba. wala ginnaaw suba sax war na noo mën a toog waxtaane loolu ba jàpp ni voilà pièces yi nga xamante ni mooy valable mu doon consensus bu ko defee ñu jaarale rek ci yoon ci pièce sangam ñu dindi ko jàpp ni pièce sangam ak pièce sangam moom la mooy valable au moins dina tax ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci lim bi ñu mën a dem voter ji jàmm dellu si ci Sénégal parce que dafa doon loo nga xamante ni dina metti ci xolu citoyen bi mu bindu fas yéene bokk ci ñi ñuy fal ba pare ñu ni ko dootoo ko man parce que erreur bi dafa am fu mu jógee inscrire donc pour man possibilité indiwaat consensus indiwaat jàmm ci waxtaan am na fi weesagul et loolu président de la république laa ciy woo man responsabilité am parce que tey jii moom mooy gardien de la constitution moom mooy gardien wu paix et sécurité wu réew mi et gëm naa ni li tax mu proposer lii pour wut jàmm rek moo tax mangoo kon gërëm la madame Safiatou Diop Fall bokk ci société civile jiite kon réseau Siggil Jigéen yéen lu mu ci mënti doon yéen a ngi waaj li nga xamante ni moom moo di élection yi en quelques mots dimanche ngeen ni am ngeen kon foo xamante ni gars yi war nañ faa mën a daje pour xool ba xam tout se déroule normalement. waaw comme ni ñu ko doon defee rek ñun defe naa ne 99 ba léegi ñoo ngi ci élection yi pour que élection bu ci nekk jaar ci jàmm réseau Siggil Jigéen membre fondateur la ci COSC ak pacte société civile bi dajale di saytu élection yi fas nañu yéene am quartier général ci réseau Siggil Jigéen pour saytu élection yi ngir jàmm ñu mën koo jaarale ci yoon jàmm am ci et bokk nañu aussi ci salle de veille ëttu jàmm bu jigéen ñi nga xam
xamante ni ñoom ñoo ko teg et yooyu yëpp ay endroit la yoo nga xamante ni liñ fay saytu rek moo di ñu am jàmm ci élection yi parce que jàmm ci la njaboot gi xaj ñun jigéen ñi ñoo jaboote góor ñi jaboote jigéen ñi jaboote xale yi et li ñu ñaan moo di élection yi ñu dox ko ci jàmm bu ca ëllëg saa citoyen yi yëpp xëy dem vaquer à leur occupation kenn ku ci nekk ci jàmm ku gagné ñu xam ne loolu la sunu borom bi dogal assemblée nationale ku fa mën a dem doomu Sénégal nga. ku fa mën a dem jàmm rek nga fa war a mën a yéene Sénégal ak doxal ko. ak gërëm la bu baax madame Safiatou Diop Fall moom la ñu doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi mu bokk ci société civile jiite kon réseau Siggil Jigéen jaajëfal la sa teewaay. maa ngi lay jaajëfal Ngoné di jaajëfal TFM ci liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey média yépp nañu woote jàmm kilifa diine yi nañu génn wax ndaxte toll nañu ci situation boo nga xamante ñun seet nañu jigéen ñi seet nañu leen ñoom ñëpp wax jot na nag parce que Sénégal fii mu toll képp koo nga xamante ni doomam nga wala kilifa nga ci biir war ngaa mën a yëkkati sa kàddu. ñu gërëm la kon madame bu baax madame Safiatou Diop Fall wee ci wàllu xibaar yi ak niñ ko waxee Sénat ñoom daal nañuy daje wax tolluwaayu ko carte yi gannaaw coow li lañ ca jot a séddale ak la ca des ka ci indi ay leeral Doudou Ndir ci boppam gannaaw janoo bi ak waaye taskatu xibaar yi wax na kon fi yëf yi toll buñ ko doon tënk téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ci wàllu carte moom la ñu séddaleegul mu des fanweer yi ay setu pay Modou Diop ñoo tatanay kàddoom 70% carte ci commission administrative yi jox nañ ko seen borom ñi ngi xaar ñi nga xam ne jotuñu ñu ñëw jël seen carte ñi ngi def lu nekk pour ñu ñëw jël seen carte moo tax dañu wàccee affaire yi ba ci bureau de vote yi maanaam centre de vote fi nga daan voté yow na nga fa dem sa carte daa ko fa fekk am na circonscription yoo xam ne joxe nañu ba yegg de 90% des cartes qui sont disponibles bu ñu nattee yëpp 70% joxe na ko te dina continuer di ko joxe te li muy yaakaar ne Sénégalais yëpp ci fas-fasam ci li mu bëgg moom Sénégalais yëpp jot seen carte mun a wote bés boobu dina ci def lu mu mun mais nag mënul garantir moom que Sénégalais yi à 100% dinañ jot seen carte. carte yi tamit mun na nekk ci béréb bi nit ñi dañ ko jëli nee na sax refonte bi passé en 2005 ou 2006 je ne sais plus joxe nañu carte yi mais il y avait 400 000 cartes yoo xam ne kenn jëlu ko. ndir kon doon wax fan la séddaleem carte mi toll jamono yi coow la ci am tax président kon daal di saisir conseil constitutionnel fas yéene kon ñu wote ak yeneen carte yi ko jiitu carte kon wàllug permis ak yeneen loole nag Seydi Gassama daal di na ca yàddu moom la mu ca gis moo di nañu daal di nangu ñu wote kon ak récépissé ak carte yu jëkk ya moom moomee kon bokk ci Amnesty International section Sénégal di sàkku ci opposition bi ñu nangu lu ñu mel Fatimata Bala waxal ak Mohamed Dia. képp nga xam ne Sénégal nga te bind nga rek am nga droit dem voter or malheureusement li ñu gis depuis bi ñu commencé joxe carte d'électeur yi li ñu gis mooy processus dafa yéex de telle sorte que su dee jëluñu ay matuwaay dina am ay junne peut-être millions Sénégal lépp millions Sénégal yoo xam ne du ñu dem voter te loolu dafa baaxul. mun na andi ay fitna yu bëri ci jour élection te am na ñoom dañuy fas yéene bloqué centre bureau de vote yi su dee amuñu seen carte est-ce que opposition loolu la ñu bëgg est-ce que ñoom tamit waa pouvoir loolu la ñu bëgg je crois que kenn bëggu loolu ci biir Sénégal li ñu bëgg mooy na ñëpp dem voter kon li nga xam ne moom la président proposé li ma leen di ñaan waa kuje gi nañ ko bañ a rejeter nañu toog ñu waxtaan président déglu leen seet lan mooy ñoom seen i crainte seen appréhension mu seet naka la koy saafara naka la. Je crois que président le fait que muy woo cour suprême conseil constitutionnel pour que ñu may ko ñu may sénégalais yi ñu voté ak loo xam ne du carte électeur ak du carte d'identité biométrique je crois que loolu day war a ni que ministre bi liggéey bu muy def vraiment daf ko mottalewul kon li ñu mën a wax tey muy liggéey bi dafa motul léegi nag ki ko nommé moom moo war a set.
Linguère kon la ñuy daal di wutali gannaaw Seydi Gassama ca xalaatam yooyu foofee nee nañ téeméeri carte yoo jël juróom-ñaar fukk yi ak juróom-ñeent kon la ñu daal di séddale préfet ba Amadou Bamba Koné xam le ni jamono ji disposition yëpp jël nañ ko ngir élection yi ñu amal ko ci jàmm. Modou Mbaye moo taataan ay kàddoom. bu ñu xoolee ba ci biir carte yi ñu jotagum nañu 71 483 cartes ci ñi inscrit ñu ngi mët ci 94 553 cartes. distribué nañ ci carte yooyu 56 889 boo xoolee ba ci biir li des pour distribuer ci li ñu jotagum des na 14 594 suñuy kilifa dañ ñu wax période yi nañu multiplier li ñuy wax mooy commission yi au lieu ñu population yi di ñëw nañu fekk population yi c'est la raison pour laquelle bu ngeen xoolee ba ci biir ñun luuma yi dañ koy topp boo xoolee tey ñu ngi tese kere suba Linguère luuma yëpp dañ ko topp fépp fu population yi bindu daal commission yi dañ fa dem pour jox leen seen carte parce que man sama credo mooy faciliter population yi bañ jot seen carte mais dans le respect des lois et règlements ce qui fait damay ñaan yàlla nit ñi sene nit ñi ànd ak dal jot seen carte jour bu ñu leen wootee dama ciy profiter parce que am na lu fi xew la temps yi pour ñaan les acteurs politiques à être beaucoup plus calmes à être très très calmes à cultiver la sérénité parce que élection yi en dernière analyse dañu bëgg fii ci Jolof en particulier fii ci Sénégal que du ñu élection yi le lendemain nit ñu ku nekk dem liggéey parce que am nañ tradition bi am nañ ko. préfet bi doon dikk ci situation Linguère waaye ca yenn gox yu demee ni Boulal foofee nee nañ téeméeri nit yoo jël ñeent fukk ya kon jotuñu seeni carte maire ba Aboubacry Sow doon sàkku nag ñu daal di utiliser kon carte d'électeur yu jëkk yi ngir may askan wi bisu fanweeri fan ci weeru juillet ñu mën a dem voté ji ni kon ñëpp Kaffrine moom jamono jooje ma nga am kon yeneen yitte naqarlu luy waral premier ministre jaar fa ña fay samp seen ndënd di xëccu si ca député yi àggeewuñu ko tawati dëkk ba bokk na ca la ca gën a fës wàllu inondation at mu jot ñu dund ko kilifa yi jëwriñ yi ñëw fa gaañi ni ca tekk loolee kon naqarlu nañu ko Ibrahima Jame moo ñu fa demaloon. askanu Kaffrine di yëkkatiwaat kon seeni kaddu ndax inondation yu tar yi nga xamante ni daanaka chaque année ñuy dund ko te mënuñ ci génne ñi dëkkee ci quartier di Diamaguène centre ak Kaffrine 2 ñoo amal janook taskatu xibaar yi pour ñaawlu li nga xamante ne premier ministre ñëw na fi sans pour autant mu yëkkati benn kaddu demale ko ci inondation yi de. ministre bi premier ministre ñëw na fi dégguñu fenn mu wax problème mu Kaffrine surtout lu jëm si mbënd mi te nag nga taxawal lu toll ni askanu Sénégal yëpp ñëw si dëkk liñ gën a am problème liñ gën a am si jafe-jafe yow waxoo dara lu sa jëm pour régler ko loolu c'est inadmissible. ñu joxoon nag baaraamu tuuma kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diwaan bi waroon ko fàttali te defuñ ko benn yoon. autorité yi nga xam ne ñoo ñu toogal fii di ñaan suñuy baat pour dem toogal ñu assemblée nationale amul kenn koo xam ne si ñoom yeggee na ko ministre bi ne ko lii kat problème waa Kaffrine la na fexeel nga taxaw si loolu je crois que c'est inadmissible nekkul lu jaadu waroon nañ ko def. moo tax ñu ne nag élection yi ñu dégmal bu leen ci kenn yaakaar ndax ñoom dañuy fas yéene banque seeni loxo. loolu nag ñooñu gis nañ ne mbiru askan bi taxawu leen bëgg a dem assemblée nationale bu doon loolu kon dinañ wax problème mu Kaffrine sa fañ ko war a waxee comme loolu amul nag votel ñoo xam ne buñ demee assemblée nationale kat seen bopp lañ fay nekkal duñ fa nekkal problème mu askan wi loolu moom mënuñu ko kon dañuy boycotter ñu élection au niveau de Diamaguène. Kaffrine nag ñetti at yi yëpp daanaka benn phénomène bi la at bu yàlla sàkk ndox mi dana dugg ci biir kër yi génnee population bi autorité yi ga dañ fii ñëw waaye dañuy diggaate diggee yoo xamante ne kenn du leen gis. ñeneen ñu mer ña yeewoo ca Jimbana ca commune bu Diatakunda foofee bari na ñoom it tolof yu ci yu ñuy dund diggante ñàkkum ndox ñàkkum courant ba ca yoon yoo xamante ni dana leen may ñu dem ak dikk ca nañu ko bëggee loole lépp gisuñu ca dara moo waxaloon ñoom it ñu génn seen i kër wàcc ci mbedd mi Bakary Konté Sala Samb. Jibana nekk dëkk boo xamante ne mu ngi ci Balantakunda foofu nag lépp ma fa manqué am ñu poste de santé foofu nag pour mën a def ay évacuation sanitaire lu jafe la. suñu manifestation bi dañ ko jagal uniquement pour ñu wënelee adduna bi yëpp ñun ci jafe-jafe yi lu ñu nekk parce que village bi ñu ko santé ba léegi ak développement bu mu nekk ni village bi ëpp na presque ñetti junni aadama ñuy dund fii mënuñu am faj kii poste de santé wér-gu-yaram donc loolu soxal na ñu. Jibana daal di enclavé loolu amul yoon population di ne dañu bëgg ñu daal di defar yoon yi wante tamit tabaxal leen benn forage. deuxièmement mooy pour jógee fii dem suy national 6 génnee loolu difficulté la parce que amuñu ay yoon bu baax bu tawee rek kenn du mën a génne mënuñu génne suñu produit yëpp fii la ñuy yàqu ngir yoon. famille suñu brave maman yi suñu brave yaay yi bu ñu jógee
ay 4 heures du matin la ñuy jóg ñu dem ci teen bi benn teen rek mooy fonctionner fii donc loolu difficulté la dañuy ñaan état mu dimbale ñu ci forage boo xam ne forage digne de son nom ñu am ay borne fontaine ci dëkk bi. population nekk si ay jafe-jafe dina dañu bëgg tamit électricité. amoon na fu nekk ne actuellement 21e siècle mënuloo def dara te jaaruloo ci électricité lépp machine ak développement technologie nu mel ni kenn mënul def dara fekkee courant amuloo courant ñu ngi ñaan état mu dimbale ñu mu ñu ne soxla suñu population yooyu lay nekk ci Balantacounda mer bu futt dinañ dañu bëgg gouvernement bi daal di réagir suñu ma gën a gaawee pour seen gox mun a développer. feneen fu gouvernement bi réagir coowal cité Tobago kër yooyu ñu daaneloon ña ca kon ñàkk diggante Ngor ak Yoff la ñu leen di toxal toll nañ kon ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benni kon victime président daal dina leen di recevoir tàmbali kon di leen jox seen i këyit ci lu wàllu woowu daan it teg seen loxo fukk jàpp ñaar fukki million ñu bari teewoon ca ndaje ma foofa it diggee jàppale ab coalition ma Pape Fara ñi nga Mardien. gannaaw ñaari at ñu nekkoon ci jafe-jafe ñi ñu toj seen kër ca cité Tobago lu tolloog ñetti téeméer fanweer ak juróom-benn yi nga xam ne tojoon nañu seen i kër dinañ leen jox ay parcelles ca Ngor ak Yoff ci lu tolloog fukk ak benn ci superficie di politique sociale bu am solo bu njiitu réew mi téeméer ak ñaar fukki ci ñoom jox nañ leen seen kayit foofu ca palais ba. loolu tax ñu wut ñaari terrain yoo xam bu ñu ko boolee dina toll ci fukki hectare ak benn. donc dina mën a loger ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn nit yi nga xam ni ñoom ñoo fa amoon ay terrain loolu tax ñu wut ñaari terrain yoo xam bu ñu ko boolee dina toll ci fukki hectare ak benn. nekk loo xam ne ñu rafetlu ko lool ne sax dinañ jàppale njiitu réew mi ci législative yi grand sëriñ bu Dakar Pape Ibrahima Diagne di jàppale bu baax Benno Bokk Yaakaar. Serait-ce que pour cette volonté affichée, je voudrais profiter de cette occasion exceptionnelle pour vous témoigner ici dans cette salle des banquets pleine de symboles toute notre reconnaissance et notre gratitude. nit ñi dañoo bëgg a mel ne yow te mënuñu nee mel waaye yow amoon noonu kenn bañu la. man nag dafa am lu ma bëgg a wax ak yéen tey kii guddi yi ñu toll ay carte la soxla carte. waaw du ngeen jot carte la soxla carte électeur maa ko wax man maa ko wax. toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci kër yi nga xam ne toj nañ leen président Macky Sall ne ñooñu dina làmb ay koppar jàppale leen. ñi nga xam ne nag tojal nañ leen kër laa wax ñooñu ci diggante 10 millions de 20 millions selon niveau destruction bi dinañ leen ko jox ñu ndàmpaay loolu nag ñi nga xam ne terrain kese lañ amul mënuñ ci bokk. lu weesu koppar yooyu ñi nga xam ne ñoom la ñu yàkkal dinañ am titre foncier boo xam ne duñ ci fay dara. donc kay du leer lay doon. day nekk baay waaye baay bi ci boppam dinañ leen ko defal titre foncier gratuit. mangook si di Tobago ñañu fa jëloon seen i suuf ak yàq fa seen i kër président Macky Sall doon leen kon dalal noonu ñuy taxu diggante Ngor ak Yoff la wax ñañu toj seen i kër yi diggante fukk ak ñaar fukki million danañu ko teg seen loxo ci wàllug njàppandal Seydi Gassama daal di kon takkaay loxoom taxaw digg buntu ambassade bu Turquie loolee ngir naqarlu la mu jàppee dictature bu Recep Tayyip Erdogan loolee nag ci ngoonu ko loolee gannaaw ba ñu tegee loxo yenn kon ci ay nattaangoom yu yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama fële ca Turquie Amnesty International section Sénégal ñoom ñoo daal di xëy doxalee nu ni mel Fatimata Ba Mohamed Dia. geste bu symbolique la ñu gis tey ci buntu ambassade bu Turquie Seydi Gassama takk ay loxoom mer ba futtu loolee ngir rek jàppale ay natangoom yu ñu teg loxo fële ci Turquie ki ko def nag mu ne njiitu réew ma Recep Tayyip Erdogan. kuréel yi nekk Turquie di defar ak yelleef doomu aadama dafa def fekk leen ci benn île ñu def séminaire arrêté seen njiit yëpp yóbbu leen kaso ne ñooñu dañoo bokk ci mouvement Fethullah Gülen ana ONG yi bokk ci mouvement politique ne waaw ñooñu day sonni ay organisation terroriste daa mel ni dañu jël ay ngànnaay di ko jox ay terroriste mais ñëpp xam nañu fen bu rëy la Recep Tayyip Erdogan dañuy takk suñu loxo rek comme li nga xam ne suñu naataangoo yi nga xam ne ñoom la ñu arrêté nii lañ leen takkoon day leen yee comme ay bandi yóbbu leen ci biir kaso. bokk na ci directrice Amnesty Turquie maanaam sama naataangoo ci Turquie Idil Ezer bokk na tamit Taner Çelik mi jiite président Amnesty Turquie bokk nañ ci waaye képp koo xam ne rek
jëli nga kuréel droit de l'homme Turquie dañ la arrêté te yaa ngi ci biir kaso. Amnesty International sàkku ci nguurub Sénégal mu xoolaat doxalinam ak Turquie conseil de sécurité bu l'ONU itam Seydi Gassama jàpp nañ ne war naa wax ci mbir mi. nguur Sénégal bu ñu nag tëdd ci suuf Recep Tayyip Erdogan mais ki nga xam ne moom la tuumal coup d'état mu ngi Amérique waaye joxul Amérique benn ordre boo xam ne nangu nañu ko lan moo tax yow Selim bokk na ci école yu gën a performant ci Sénégal ñu gën a am ay résultats yu baax ci Sénégal ñu bëgg leen yàq détruire ko parce que Tayyip Erdogan moo ne nañ tëj école bi. Conseil des droits de l'homme ñu ngi leen di ñaan ñu voté résolution pour condamner li nga xam ne moom mooy Turquie dañuy dem Nations Unies nañu dem New York nañu dem Union africaine nañu dem fu nekk. ci fàttali ay junni doomi aadama la ñu teg loxo fële ca Turquie ginnaaw coup d'état manqué bi fa amoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atum 2016 bi ñu génn Amnesty International nag ne jafe-jafe mi am ci réew ma war nañ ci gis saafara ni mu gën a gaawee. ñu ñaxtu kon wala ak yelleefu doomu aadama ñu xoolaat ko fële ca Turquie Fatimata Ba àndoon ak kon Amnesty International section Sénégal ca nañu xëy doxalee dal ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu ko xëy yëral. jërë ngeen jëf kuy jooy di siime sa xel dana xalaat leneen lu dul di yokku cere Sénégal muluñ na ubbi leen l'observateur wootee législatif yu 30 sulet yi identité biométrique yi nit ñi war a wootee ñu bari ci ñoom jotuñu seen yos moo waral président de la république di Macky Sall saisir conseil constitutionnel bindi leen ab bataaxal ngir juróom-ñaari sage ya ca conseil constitutionnel wax ni ku jotul sa identité ba bésub woote ba ñu bàyyi la nga woote ak sa identité bu njëkk wala sa récépissé mbaa passeport wala permis de conduire président Macky Sall bind na lettre ba jox leen ko démb ci xalima Kodou Badiane ne ñu taxalaat boobee président Macky Sall amee ak ni mu ko defee bari na ñu fare ci société civile bi ñu ci ànd ak moom ñu ci mel ne collectif des organisations société civile pour les élections au Sénégal ak waa plateforme des acteurs de la société civile président de la république ak sisir gi mu sisir conseil constitutionnel direct info li mu ci gis moo di Macky Sall daa bëgg dalal dënn aji woote gi maanaam bëggul électeur bi di am lu ko miti réew mi quotidien nañu njiit réew mi tëj fël lay wët maanaam meneen pexe mu mën a régler coowal retard gi am ci joxem identité biométrique yi kay nañu weñ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga ca kaw la yi fi jaxasoowee cafouillage au sommet mu soxal wotey député yu fanweeri fan ci weeru sulet yi Macky Sall mi ngi proposé ngir nit ñu jotul seen identité mën a woote ak seeni récépissé permis passeport wala identité yu njëkk ya Abdoulaye Wade ne du ci dal nee na représentant yi nekk ci bureau de vote yi ku ñëw bëgg a woote ak ay récépissé ki passeport ak ki permis de conduire bañ leen ko bu mu woote les éco nañu lii nag mooy télé gu feeñ ba ne fàng ba mel ne góomub jë opposition bi nee nañu xalaat boobee Macky Sall na ko delloo fa mu ko jële duñu ko nangu jamais ki njëkk bañ loolee yéenekaay bi nañu moo di Abdoulaye Wade moom da koo bañ ba tëdd ca naaj ba noppi di tëkku ak a dànkaafu conseil constitutionnel waa Manko Taxawu Sénégal gis ci mbir yi ab coup d'état bu ñuy nas ci réew mi ngir na saxal démocratie bi réew mi Abdoulaye Baldé nañu li ñu bëgg waxuñu ko nu ñu sàccee élection yi la ñuy fexe maître Aladji Diouf nañu ci xët mu njëkk journal bi lu ñu wax lu dul dañoo tële te lajji nañu waxuñu fi dara maître Aïssata Tall Sall ne ko kon ñu wax ko muy leer bu ñu mënta doxal li ñu leen dénk nañu ñu ko wax muy leer waaye li ñu bëgg duñ ko nangu mukk mouvement Y'en a marre nañu woote yi mooy woote yi nara gën a bon ci histoire du Sénégal ndax yi taf yëngal ak dabbo dax yi ci am Le Quotidien nañu li président Macky Sall def mu di dem saisir juróom-ñaari sus ya ca conseil constitutionnel opposition bi nee nañu daa xëtt saxti woote yi njiital Sénat di Doudou Ndir nañu ministre intérieur di Abdoulaye Daouda Diallo ak dëgg gu mat sëkk la wane bi mu xam leen ne duñu mën a defar identité yëpp la Sénégal nañu confusion générale mbir yaa ngi jaxasoo ba mel ne sabar gu tas Macky Sall mi ngi wax waxi ñu bàyyi nit ñi ñu mën a wooteeg seeni récépissé seeni passeport permis de conduire wala identité yi njëkk ya Le Témoin ñu nañu Macky Sall saisir na conseil constitutionnel ba noppi Abdoulaye Wade na mu tey ji mu di ab mars dem ba ministre intérieur wax gaañu ñu génnee identité yi Macky Sall tere na mars ba anki dina kay nañu Abdoulaye Wade dégluwu leen sax nee na dana mars tey ji dana jóge place Indépendance dox ba place Washington mu di buntu ministre Abdoulaye Daouda Diallo wax leen ñu joxe identité yi L'Observateur mel ne ku naan ñu talaatay ndeer la ñu daan wax waaye tey danañu dégg talaatay Ndakaaru ndax Abdoulaye Wade nee na dafay mars te préfet bu Ndakaaru nee na du ci dal ndax amuñu autorisation waa police waaj nañu ba jekk jatu di xaar ku leen ay ca Le Quotidien nañu état bi bañ na mars bi waaye Wade nee na fa la force day mars Les Échos nañu Abdoulaye Wade jox na ñëpp rendez-vous tey ji 3 heures ci ngoon ca place de l'Indépendance. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm di ko sant yéen ñu doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi mi ngi leen di jaajëfal bu baax di leen daje inchallah 19h30 20h ci yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf. en péril suñu stabilité suñu paix sociale quel que soit li mu jar
loolu amul solo parce que démocratie ak jàmm amul njëg nañu fàtte alal ji nga xamante ni defoon nañ ko te ci ñu wut pexe te ci pexe yooyu yaakaar naa ne ci la président de la république woo jëlee cour suprême ni leen jàppale cour constitutionnelle ni leen jàppale wax leen ma lu may def parce que li mu proposé pour man wut solution la parce que il faut que ñu wut solution. d'accord nga ci jël permis yeneen carte d'identité carte ya. d'accord naa ci ñu encadrer solution bi nga xamante ni proposé na ko képp koo nga xam ne bindu woon nga ci liste électorale bi nga mën a jël pièce d'identité boo nga xamante ni par consensus lañ koy jàppee nga dem voter wande li ma gëm moo di itam diggante bi waxtaan war na fi mën a am et loolu itam damay appeler tous les acteurs politiques toutes les parties prenantes ñu toog jotaay parce que waxtaan weesagul pour ñu am consensus ci loolu et même bu cour constitutionnel bu waxagul ñu aider ko à ce que acteurs yi am consensus. et loolu ni président wala kenn war na mën a woo. gëm naa ne président war naa mën a woote waxtaan weesagul ñu am ci consensus ngir nit ñi mën a voter ci carte yi nga ci récépissé ak li nga xamante ni consensus bi d'accord nañ ci pièces yi nga xamante ni d'accord nañ ci pour dem voter ko parce que loolu mooy indi jàmm te mooy jàmmi Sénégal di jàmmi acteurs yi yépp ndax processus bii nga xamante ni dugg nañ ci il faut que ñu génn ci ak jàmm ak dal li am solo moo di waxtaan paasewul man gëm naa ni président de la république war na mën a tàllalaat loxoom société civile bi en tout cas ñun loolu la ñu gëm ñu waxtaan amu fi est-ce que yéen a ngi ciy dox tànku jàmm ñu ngi ciy dox tànku jàmm tey jii la ñu gën a taxaw suñu tànku tubéy ci loolu pour que jàmm am diggante bi suba wala ginnaaw suba sax war na noo mën a toog waxtaane loolu ba jàpp ni voilà pièces yi nga xamante ni mooy valable mu doon consensus bu ko defee ñu jaarale rek ci yoon ñu dindi ko jàpp ni pièce sàngam ak pièce sàngam moom la mooy valable au moins dina tax ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci lim bi ñu mën a dem voter ji jàmm dellu si ci Sénégal parce que dafa doon loo nga xamante ni dina metti ci xolu citoyen bi mu bindu fas yéene bokk ci ñi ñuy fal ba pare ñu ni ko dootoo ko man parce que erreur bi dafa am fu mu jógee inscrire donc pour man possibilité indiwaat consensus indiwaat jàmm ci waxtaan am na fi weesagul et loolu président de la république laa ciy woo man responsabilité parce que centre de vote fi nga daan voté yow na nga fa dem sa carte daa ko fa fekk am na circonscription yoo xam ne joxe nañu ba yegg de 90% des cartes qui sont disponibles bu ñu nattee yëpp 70% joxe na ko te dina continuer di ko joxe te li muy yaakaar ne Sénégalais yëpp ci fas-fasam ci li mu bëgg moom Sénégalais yëpp jot seen carte mun a wote bés boobu dina ci def lu mu mun mais nag mënul garantir moom que Sénégal yi à 100% dinañ jot seen carte yi tamit mun na nekk ci béréb bi nit ñi dañ ko jëli nee na sax refonte bi passé en 2005 ou 2006 je ne sais plus joxe nañu carte yi mais il y avait 400 000 cartes yoo xam ne kenn jëlu ko. ndiir kon doon wax fan la séddaleem carte mi toll jamono yi coow la ci am tax président kon daal di saisir conseil constitutionnel fas yéene kon ñu wote ak yeneen carte yi ko jiitu carte kon wàllug permis ak yeneen loole nag Seydi Gassama daal di na ca yàddu moom la mu ca gis moo di nañu daal di nangu ñu wote kon ak récépissé ak carte yu jëkk ya moom moomee kon bokk ci Amnesty International section Sénégal di sàkku ci opposition bi ñu nangu lu ñu mel Fatimata Bala waxal ak Mohamed Dia. képp nga xam ne Sénégal nga te bind nga rek am nga droit dem voter or malheureusement li ñu gis depuis bi ñu commencé joxe carte d'électeur yi li ñu gis mooy procédure dafa yéex de telle sorte que su dee jëluñu ay matuwaay dina am ay junne peut-être millions Sénégal lépp millions Sénégal yoo xam ne du ñu voter te loolu dafa baaxul
mun na andi ay fitna yu bëri ci jour élection te am na ñoom dañu fas yéene bloqué centre bureau de vote yi su dee amuñu seen carte est-ce que opposition loolu la ñu bëgg est-ce que ñoom tamit waa pouvoir loolu la ñu bëgg je crois que kenn bëggu loolu ci biir Sénégal li ñu bëgg mooy na ñëpp dem voter kon lii nga xam ne moom la président proposé li ma leen di ñaan waa kuje gi nañ ko bañ a rejeter nañu toog ñu waxtaan président déglu leen seet lan mooy ñoom seen i crainte seen appréhension mu seet naka la koy saafara naka la. Je crois que président le fait que muy woo cour suprême conseil constitutionnel pour que ñu may ko ñu may sénégalais yi ñu voté ak loo xam ne du carte électeur ak du carte d'identité biométrique je crois que loolu day war a ni que ministre bi liggéey bu muy def vraiment daf ko mottalewul kon li ñu mën a wax tey mooy liggéey bi dafa motul léegi nag ki ko nommé moom moo war a set. mu nekk dispositif sécuritaire teewul nag militants yi ñu ngi dugg ak a génn am na sax ñoo xam ne ci ñoom ñu ngi commencé demaat ba nii ñuy wax commencé nañu indi seeni ndox mais nit ñi daal léeg-léeg ñu ñëw léeg-léeg ñu dem. mais on sent un peu quand même la tension wala ça va pour l'instant. non pour l'instant non parce que dañu ne waxoon ne convoi bi nga xam ne moom la maître Wade wala boog caravane bi mu doon def ci biir dëkk bi ñoom ñu ngi ñibbi ci 5 heures du matin parce que nag démb étape bi moom mu ngi jóge woon fi nga xam ne moom mooy Kolda jaar Koungheul ñëw Kaolack après mujjee fi nga xam ne mooy Joal Fadiouth foofu ay vers 2 heures du matin la fa bàyyeekoo pour wutali si fii si Ndakaaru donc loolu moom moo tax ba léegi daal dugg bi ak génn bi mun nañ ne ay responsable ay kàngam yu bokk ci kii bi rek la mais militant ak sympathisants yi ñëwaguñu donte nag ñu ngi indi seeni ndox ak gis nañ benn oto benn pick-up bu indi léegi ndox commencé ko kii ce qui veut dire que fii ak si kanam tuuti mbooloo mi xëy na dinañ ñëw for nañ nag ci wewu béy ne à partir de 14h30 15h30 ci la maître Wade nag fas yéene génne fii wutali fi nga xam ne moom mooy place de l'Indépendance. mangook Cheikh Tidiane Dione moo ñu koy toppal gërëm ko moom ak suñu yeneen ndaw yi nekk ca terrain bi 15h30 la war a génn moom président Wade jëm place de l'Indépendance takk der yi ci dispositif sécuritaire bu am solo ña nga koy xaar yaa ngi doon woote yaakaar nga yi ci sa njortu gu rafet lañ ko mën a wax parce que sur le terrain li ñu gis waneewul noonu ni xëy na la ñu cay tiit du ci am. Ngoone encore une fois diggante xàcc ak door yiw yàlla xaj na fa man dama gëm loolu gëm naa ni daje du am comme ni ñu ko yaakaare waaye damay dellu siwaat rek di wax ne tey jii li nga xamante ni moo waral lii mu di problème mu carte yi dafa doon problème boo nga xamante ni bu doy waar la ñëpp la bett citoyens yi yëpp la bett tey jii gëmoon nañu ni. kon yow séntu ci woon ni waxtu yaay 3 jours des élections mu am yi kenn séntu ko woon nag ni yaakaaroon nañ ni day am ay desi benn ñi nga xamante ni dañoo tàmm nelaw ba bés ba ñu dem jëli seen carte rek ñooy des ay benn waaye ministère de l'intérieur déclaré ne carte yi presque plus de 30% kenn mënu ko livrer. kenn xalaatu ko woon wante nag. dogal jàpp ci ñenn ñi ni ñu xalaatee ni xëy na ci seen responsabilité parce que am na ñoo xamante ne sax ñu ngi laaj mu démissionner parce que plus de 50 milliards mu indi coow lii yëf yi sottiwul am na ñu gis ni la responsabilité du ministre est engagée ci wàllu. waaw loolu ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifay réew mi dinañu ko waxtaane ndaxte dogal boo gis dafa am nun ko fu mu jaar waaye man li ma gëm moo di démocratie ak jàmm. amul njëg du 50 milliards du 100 milliards yu ñu ciy def loo nga xamante ni war na noo jaral tey jii ñu mettre tey jii moom mooy gardien de la constitution moom mooy gardien wu paix et sécurité wu réew mi. et gëm naa ni li tax mu proposer lii pour wut jàmm rek moo tax. mangoo kon gërëm la madame Safiatou Diop Fall bokk ci société civile jiite kon réseau Siggil Jigéen yéen lu mu ci mënti doon yéen a ngi waaj li nga xamante ni moom moo di élection yi en quelques mots dimanche ngeen ni am ngeen kon foo xamante ni gaa yi war nañ faa mën a daje pour xool ba xam tout se déroule normalement. waaw comme ni ñu ko doon defee rek ñun defe naa ne 99 ba léegi ñoo ngi ci élection yi pour que élection bu ci nekk jaar ci jàmm réseau Siggil Jigéen membre fondateur la ci COSC ak pacte société civile bi dajale di saytu élection yi fas nañu yéene am quartier général ci réseau Siggil Jigéen pour saytu élection yi ngir jàmm ñu mën koo jaarale ci yoon jàmm am ci et bokk nañu aussi ci salle de veille ëttu jàmm bu jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko teg et yooyu yëpp ay endroit la yoo nga xamante ni liñ fay saytu rek
nekk moo di ñu am jàmm ci élection yi parce que jàmm ci la njaboot gi xaj ñun jigéen ñi ñoo jaboote góor ñi jaboote jigéen ñi jaboote xale yi et li ñu ñaan moo di élection yi ñu dox ko ci jàmm bu ca ëllëg saa citoyen yépp xëy dem vaquer à leur occupation kenn ku ci nekk ci jàmm ku gagné ñu xam ne loolu la sunu borom bi dogal assemblée nationale ku fa mën a dem doomu Sénégal nga. ku fa mën a dem jàmm rek nga fa war a mën a yéene Sénégal ak doxal ko. ak gërëm la bu baax madame Safiatou Diop Fall moom la ñu doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi mu bokk ci société civile jiite kon réseau Siggil Jigéen jaajëfal la sa teewaay. maa ngi lay jaajëfal Ngoné di jaajëfal TFM ci liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey média yépp nañu woote jàmm kilifa diine yi nañu génn wax ndaxte toll nañu ci situation boo nga xamante ñun seet nañu jigéen ñi seet nañu leen ñoom ñëpp wax jot na nag parce que Sénégal fii mu toll képp koo nga xamante ni doomam nga wala kilifa nga ci biir war ngaa mën a yëkkati sa kàddu. ñu gërëm la kon madame bu baax madame Safiatou Diop Fall wee ci wàllu xibaar yi ak niñ ko waxee Sénat ñoom daal nañuy daje wax tolluwaayu ko carte yi gannaaw coow li lañ ca jot a séddale ak la ca des ka ci indi ay leeral Doudou Ndir ci boppam gannaaw janoo bi ak waaye taskatu xibaar yi wax na kon fi yëf yi toll buñ ko doon tënk téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ci wàllu carte moom la ñu séddaleegul mu des fanweer yi ay setu pay Modou Diop ñoo 70% carte ci commission administrative yi jox nañ ko seen borom ñi ngi xaar ñi nga xam ne jotuñu ñu ñëw jël seen carte ñi ngi def lu nekk pour ñu ñëw jël seen carte moo tax dañu wàccee affaire yi ba ci bureau de vote yi maanaam ci jàmm mais ku ci nekk yaa ngay xool noo wonee sa morom ni ko ëppoo ma doole lépp xëy na du loo xamante ni moom mooy gën a askan wi mais kenn ci ñoom jamono yi taxaw ci loolu. man li ma gëm moo di affrontement ni ñu ko yaakaare du am parce que gëm naa ni acteurs yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na sagesse boo nga xamante ni moom ngay doxal te li am solo moo di ñu xam ni. tey Sénégal ci boppam la àdduna yaay yëpp di xool te ñu di leen fàttali ni vitrine démocratique lañu te ñoom ñoo ko liggéey ndaxte acteurs politiques yi ñoo fi nekkoon depuis 1980 ba nëgë ni si di liggéey ci processus de démocratisation bi ba tax Sénégal doon exemple bu Afrique yëpp di roy du tey la ñuy yàq li ñu liggéeyoon démb surtout président Wade man gëm naa ni. dina dellu si ci décision marche boobu orienté ko jël beneen décision boo nga xamante ni dina mën a doxal politique am te du doon affrontement ni mu ko laajee ni mu ko bëggee ca place de l'indépendance parce que dina dellu si waat ci principe bi gëm naa loolu di gën Ngoné te jigéeni Sénégal ci boppam moo leen ñaan ci sama kàddu ñoom ñëpp ñu delloo si seen xel président Wade na delluwaat jaajuwaat ñu xool président moomu ndax suñu ndaw mi ngi ci këram jamono yi xool xëy na du ñàkk woote boobu ngay woote am na ñeneen ñu cay dox tànki jàmmam déet Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane. Adja Ngoné. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. jamono ji maître Abdoulaye Wade ak nitam foofee dugg ak génn ba ña nga ca wala lépp a ngi ni tekk waxtu yi ci këram. waaw bi ñuy door a yegg si tekkaaral la woon waaye jamono ji dugg bi ak génn bi fës na lool ki ñu ci njëkk a gis ñun moom mooy kii di maître Amadou Sall moom mu ngi yegg si di 11h tegee 54 minutes ñu teg ci daanaka ñaar fukki minutes kii di Joseph Sarr nekk tête de liste bu département bu Dakar bu waa PDS moom ñëw moom nag tamit bu mu yegsee dugg na ci biir ndax jéem nañ ko intercepté laaj ko lan lañ mën a jàpp ci mbir mi mu ne non moom xamagul lan moo ne ci biir waaye nañ ko may ab diir su duggee xëy na dina génn waxaat ak ñun loolu daal moom moo nekkoon tontu bi mais dugg bi ak génn bi mu ngi fës ñu ngi dem di ñëwaat ba bi benn waxtu di waaj jot maanaam 13h moins 1 minute ci la kii di Diop Decroix moom tamit daal di agsi moom tamit daanaka presque même réponse bi sax la ñu servir ndax dafa ne woon bëggoon na wax ak ñun waaye dañ ko ne daal yegsil ba xam lan la ñuy nasakanoo ci biir donc pour wane que fii nii calme plat moo fi nekk su weesoo dispositif sécuritaire bi nga xamante ne ci ñaari catu koñ bi benn pick-up moo taxaw nii ci sama loxo càmmoñ ci sama loxo ndeyjoor nag yeneen ñaar